ngir taxawal ak yëgoo naka noonu boole kàttan gi ñeeli entreprise am Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil dafa taxawal ab holding duppe ko MC Group. groupe bi nag di yëngu ci fànn yu bari yu mel ni wàllu transport wàllu mine ak carrière wàllu mbay wàllu hydrocarbure di pétrole ak lépp lu xeetu ak moom. kuréel gi di yëngu it ngir am xëy bu doy ci wàllu privé gi liggéeyloo téeméeri ndaw ci Sénégal ak Afrique soowu jant fu ci mel ni Mali Gambie Guinée. ca diwaanu Thiès ak nag ni fa askan wi dugalee loxoom bu baax ci lépp luy jëmmal ay projet am rawatina fu ci mel ni Ngunjaan ak Kombal surtout Seydi Hadji Malick Sy bi radiyallahu taala anhu di doomi Serigne Mansour Sy borom daara ji Moustapha Sy Djamil taxaw ngir delloo njukkeel askan woowee taxaw di leen jàppale ci lépp luy gënal seenu nekkin ak dundin rawatina ci wàllu wér-gu-yaram njàng environnement ba ci biir Màkka. ci kaw kon waree fam ci askan wi ñeeli entreprise am di wàllu responsabilité sociétale d'entreprise le groupe bi taxawalee tëralin wu jëm ci taxawu askan wi dëkkee fa wër ay entreprise am ci wàllu mine ak carrière. ci noonee la Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil tabaxee boole ci ay jumtukaay ca Sewexaay commune Ngoundiane ca diwaanu Thiès bërëb bu paje di centre de santé bu mësul am ca gox ba. boobee centre de santé am na fa maternité ab infirmerie ab salle d'urgence dëkkuwaay ngir ña fay liggéeyee rax ci dolli ambulance médicalisée muy nag mbégte gu rëy ci chef de village bi. Sewexaay ci commune Ngoundiane la nekk mooy entrée Ngoundiane yàgg na dëkk bu yàgg la yaakaar naa am na ñetti téeméeri at yu tegal. tumuranke woon na lool ci wàllu poste santé ndax case moo fi nekkoon te dañ daan jóge fii di dem fu mel ni Cenaba wala ñu jóge fii dem fu mel ni Xombal wala ñu jóge fii dem fu mel ni Ngoundiane te boobaa da ngay jël saret boobu oto yombul nii da ngay jël saret fu ne nga daw aw fa ndax itam bari na sax ñoo xam ne dañ naan faatu ci yoon wi wala ñuy am doom wax dëgg yàlla di faatu ñuy faatu ci yoon wi ci yoon wi loolu lu metti woon la ba nga xamante ni fi mu toll lii population bi bañ ko tàmbalee léegi chaque jour ñu ngi ciy wax kañ lay àgg ba yàlla indi ko ci lii Djamil itam mos cee teggi ba mu tàmbali ak léegi mos cee teggi loxoom mi ngi kii à tout moment loolu ñun ñu rafetlu ko depuis boobu mu ñëw itam ne du ma fii bi indi benn entrepreneur yéen dëkk bi maçon yi nekk ci dëkk bi yéen a koy liggéey bëggul itam kenn def ci dërëm ku dul moom loolu ñun dañ cee bëgg vraiment suñu mbëgte fa mu àgg sax ak population bi seen mbëgte fa mu àgg ñun mun ñu koo mesurer ndax ku ma ci taseel li muy ñaanal Djamil ci xolam la koy tibbee vraiment ci xolam la koy tibbee kontaan nañ trop ci moom. Moustapha Sy Djamil la mu saxoo mooy saa su ne di ne ci biir askan wi xam na nuy dundee ak la cay jafe-jafe ngir indi cay saafara ci sutura gu mat sëkk ni ko soxna Jaxate Gueye fàttale moom soxna si xamee ci njëlbeeni projet yi ak sëñ Moustapha Sy Djamil seede ne lépp ci sutura gu mat sëkk la koy defee. bi nga def xamee ni yàlla def nañu defal ko may ko carrière bi defal ko délibération bi bari na njariñ yoo xam ne jur na ko avant muy def lii njariñ yi mu njëkk a jur rek mooy dikk bi mu doon dikk di jël nit ñi mu jafe woon lool ndax gouvernement amu fi woon oto Djamil yi ñoo fi doon jaar di dem ak yeneen oto carrière yi mais moom moo njëkk a nekk ko ki nekk yóbbaale jigéen ñi ñu dem wàllu ji Ngoundiane dem dugg marché faju ji Ngoundiane dellu si waat Djamil bokk na ci njëkk a def loolu. beneen bi ci des mooy Djamil dafa ñëw njëkk a dugal loxoom ci éducation maanaam jàppale jàngalekat yi ci wàllu kaye waaye jàppale tamit jàngalekat yi ci wàllu tabax ay salle de classe waaye dugal loxoom tamit ci santé ndax fii ci poste de santé bu Ngoundiane yóbbu na fa ambulance maye fa ay lal tabax ay classe réceptionné ko Djamil génnewul loxoom ci lépp lu commune Ngoundiane jaaxle woon mbaa mu jafe dafa ñëw yombalal leen lépp Djamil ñëw na ci commune Ngoundiane lépp luy nit ku feebar Djamil yëg ko otoom jël na la yóbbu la Dakar wala Thiès wala Xombal Djamil def na loolu. Djamil jël na ay nit di leen jëndal ay ordonnance Djamil def na loolu fii ci dëkk bi waaw di leen jëndal ay ordonnance Djamil def na ko kon Djamil loxoom ni mu ko dugalee ci santé du dafa ndig ba war a tabax poste de santé soog a dugal dafa jëkk a dugal loxoom ci santé ba mu saf sàpp ci ñun moo tax bu defee lii ñun bettuñu ñëpp rafetlu nañ ko ndax doomu sëriñ la nag mënoon naa toog rek di laaj addiya Djamil da doon sol kap ak jiin dugg ci oto bi buñ ne kan mooy Djamil ñu ne kii ñu ne non ma ni leen moom la
dafa wàcce boppam liggéey ñaq moom la Jamil xam. ñaanal bokk ñun tamit yow. ñaanal ñu. waaw sëriñ baa ngi ci biir xalifa baa ngi ci biir. ma yow ñaanal ñu rek. déedéet xalifa bi ma nga ci biir ma nga ci kër ga. bu ndaw beeg bu mag bu yëpp benn la. xam nga ni ñoom xamuñu man xam naa la xam naa la. ñaanal ñu rek waay si Malick. aywa ñoom moom xamul woon man xam naa ko. bisimilah. waatal ni ci fii ma toog ci commune bii ma bokk amul ku jariñuwul ci carrière am nit bëgg naa tabax sax amul xeer mu dem ci Jamil mu may ko xeer nit bëgg naa tabax amul ciment mu dem ci Jamil mu may ko ciment kon Jamil desee lu ju dara. ca Ngunjaan Moustapha Sy Jamil tabax na fa ñaari classe yu juróom-ñaar fukki ndongoy jànge ci lu sori seeni waajur def fa it ay table banc maître ba fay jàngale rafetlu ko ak entreprise beeg taxawaay ga ci wàllu wér-gu-yaram ak njàngum askan wi nga xam ne mooy suqalim réew rawatina dëkki kaw yi. avant ñuy may ñaari salle de classe yi nga xamante ne Jamil moo ko maye école bi mu ngi woon ci situation bu métti xam ngeen effectif yi nekk ci milieu rural da ngay effectif yoo xamante ne des fois day jéggi dayo ñu manqué woon ay table banc loolu moo taxoon mais bu ñu recevoir ñaari salle yi nga xamante ne Jamil moo ko may bon loolu amélioré na enseignement apprentissage ci biir établissement bi. loolu moom lu baax la loo xamante ne dañ ko war a encourager pour ñi nga xamante ne ñoo am doole pour ñu jàppale comme collectivité locale yi amuñu doole. Ngunjaan lañu fa xayma ci li fa groupe MC dugal ne liggéey ci wàllu investissement mu ngi toll ci $300 millions. taxawaayu Moustapha Sy Jamil yamu fa law na boo xombal foofee dugal na fa loxoom bu baax ci yombal gi ñeel seen dem ak dikk ci yoon yoo xamante atum 1960 lañ ko fa tabaxoon dugal na ca ñoŋal guddaayu juróomi kilomètre ci mbedd yi gën a ràññiku ci xombol. waaw mën nañu wax ni xombol bi ñuy am ay tali dañu presque mën nañu wax ni depuis 1960 la ndax xombol mi ngi bokkoon ci première commune du Sénégal ci daanaka dañuy wax ni les 8 premières communes yi nekk ci Sénégal xombol ci la bokk kon bi ñu demee bu 1960 yàlla dogal ki ñuy wax Fiacre Coly docteur Fiacre Coly nekk maire xombol Mamadou Dia doon ko jàppale président du conseil di ko jàppale vraiment ci lañ demoon ba amoon lii nga xam ne moom lañ am ci ay tali ñu am ko ci biir xombol depuis lors tali amaatul xombol depuis boobu ba léegi tali amaatul kon bu ñu waxee ne depuis 1960 ba léegi tali yi fi nekkoon moo fi nekk yaakaar naa kon yàquteg tali yi kenn du ko mën a xayma nit ñi buñ jaaree ci biir dëkk bi fenn fu ne boo xoolee di nga xam ni fii ay tali yu bees nekk fii ay tali yu yàgg ñoo fi nekk loolu moo tax vraiment di nekkoon projet bu rëy boo xam ne ni xombol mi ngi ko doon séntu xëy na yàlla dogal na fii tey ci Serigne Jamil ñi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ci moom la ko yàlla dogale pour mu réussir. wàllu fàggandiku ak kaaraange it nekk ci xolob taxawu Moustapha Sy Jamil jëmee ci waa xombol dugal loxoom bu baax ci ñoŋalu caserne sapeur pompier ya baaxee leen ambulance bu bees tàq defaraat dalub caserne ba nga xam ne ay jafe-jafe la dëkk woon jamonoy nawet adjudant sapeur pompier yi bëgg ca lool. avant muy ñëw boobu fekk na moyen roulant yi xaw nañu màggat donc bu indee ambulance boobu vraiment dafay participer ci développement xombol ndax aussi dina permettre non seulement du xombol mais li wër xombol yëpp muy Ngunjaan muy Cenaba muy Tuubaatul lu fa xew ci diggante bi ambulance bi dina mën a dem foofa jël victime boobu indi ko hôpital ci li nga xam ne lu mucc ayib cour bi day taa ambulance aussi bi nga xam ne moom la ñuy ñëw dafay apporter un plus ci suñuy intervention parce que doon na xaw a yéex ndax léeg-léeg ñu amoon intervention benn ambulance la ñu am Ngunjaan am Tuubaatul am donc da ngay dem fële ba ñëw soo ko mën a dem fee donc bu ambulance boobu ñëwee dinañu mën a permettre ñu mën a cumuler ñaari intervention yi nga xam ne de secteurs différents di ko gërëm di ñaan yàlla lii nga xam ne moom la sumb ci xombol yàlla ko yàlla may doole ak kattan ba mu eggale kook jàmm ak salaam. l'hôpital bu xombol jot na it ci ndimbalu groupe MC def nañu fa lal yu bari ak it matériel faje yuy dimbali bu baax docteur yi Moustapha Sy Jamil sumb fa it liggéeyub yeesal
bloc opératoire di fa nuy opérer malade ya taxawal fab restaurant ngir liggéeykati l'hôpital bi président comité de santé ba rafetlu ko naka noonu sage-femme bu fay liggéeyee ci taxawaayu citoyen bu Moustapha Sy Djamil la. Serigne Djamil Sy jamono bi mu ñu fekk ñi li ma mën a wax mooy dafa ñoo jëlee fu sori parce que lu bari loo xamee ni centre bi manqué woon na ko lu demee ni voirie bi lu demee ni ay lal lu demee ni ay matelas lu demee ni ambulance ak li nga xamee ni peut-être moom mooy wàllu jëfandiku bi mooy lekk gi personnel bi accompagnant yi malade yi parce que centre de santé bi dafa sori béréb yi nga xam ne ni foofu la ñuy jaayee ay lekk donc loolu daf ñuy teggil coono bu mag a mag teggil ko askan wi nga xam ne ni aussi ñoom ñooy ñëw fii ci centre bi donc loolu mu nekk loo xam ne ni boo ko boolee lépp lu am solo la loo xam ne ni dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy doxal këru wér-gi-yaram rawatina bloc opératoire bi nga xam ne ni boobu aussi ñoo ngi ciy dox di ci wax comme ni ñu ko waxee aussi dafa laaj ñu gëstu ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ay techniciens à ce que aussi ñu mën a cibler matériaux yi nga xam ne nii moo mën a nekk ci bloc bi. apport boobu mën na fi jur dara parce que ku ne xam na ni c'est le centre de référence comme c'est le centre de référence maanaam poste de santé yi nga xamante ne ñoo wër district bi fii la ñuy faral di référer bu ñu amee jafe-jafe moo xam guddi moo xam bëccëg kon tey jii nii mën nañu ak à travers ce matériel qu'on a sur place vraiment qualité des soins bi dafay gën a améliorer donc foofu c'est la lutte contre la mortalité bi ñu doon wax dafay feeñ parce que dañu am équipement bi war yëpp sur place pour vraiment liggéey ci anam yi ñu ko santaane. sëgi xombalit kenn demul ñu des ndax nag màggetoon na lool waaye miir ba ko wër defaraat nanu ko joxaat bërëb ba war ma gi ci war. parce que cimetière yi aussi interpellé nañ ko ci keroog dafa fekk mu guddi sax moo tax demu fa mais dafa joxewaa ndigal jox techniciens yi ni leen na ngeen fa dem ngeen visité ko façade principale bi yëpp nañ ko tabaxaat nañ ko yokkaat defaraat ko ba mu baax même tali bi yoon bi nga xam ne moo jëm foofu tam nañ ko balisé waat nañ ko defaraat ba mu baax boole ci aussi wax ñu ni dëkk bi tam may naa leen oto mbalit mi ngi ci yoon bi di ñëw ak beneen auto vidange moom tamit boole na ko ci li nga xam ne moom la war a def ci dëkk bi. ci wàllu taxawook liggéey lanu xayma nepp investissement bu groupe MC ci Xombol mu ngi toll ci juróomi téeméeri millions. ba ca diwaan gu tedd gi di Tivaouane Moustapha Sy Djamil yóbbu na fa taxawaayu RSE di responsabilité sociétale d'entreprise ak ca daara ji di collège Serigne Mansour Sy bi nu tuddee baayam ju tedd ji dugal na fa loxoom ci jumtukaayu salle des professeurs ak tabaxuk juróom-ñetti classe yeneen. bi collège bi implanté woo njabootu Serigne Mansour Sy yëgee loolu ñu wanenu seen contenté ñu daal di réagir si saa si Djamil ñëw fi en première visite daf fi jëkk ñëw xool daal di am lum nu digal mu ñëwaat fi nag daal di ni immédiatement da koy door bi mu ñëwee sama personnel bi nga xamee ne ñoo may accompagner ñu ànd ci liggéey bi nekkoon dans des situations yu xaw metti ndax xale yi de seen nombre day yokk parce que dañu bëgg xale yépp ci biir école yi ce qui fait que table banc yi manqué woon xawoon sooxe léegi ñoom fi nu waroon toog li ñuy amee di ci toog seen liggéey dañu jël yépp jox ko xale yi ñoom dañuy taxaw pendant des heures di kii bi ma ñëwee loolu laa jëkk wax Djamil dama ko wax rek mu daal di réagir daal di nuy équiper salle des professeurs bi gis ngeen que léegi bi ngeen duggee ni mu mel mu nekk salle bu mën accueillir ku mu mënti doon mu daal di yokk ci loolu ñëw ni daf nuy tabaxal juróom-ñetti salle de classe te bu koy def daf koy def mu mel naka li nekk ci biir école bi déjà ndax li fi nekk déjà patrimoine bu nu tabax la tabax bu macha allah mu ni bu neexee yàlla lu ko rombul lu bu deful lu ko romb du def lu ko yées ñu daal di ñëw foog ni sax lu ñuy différer la dina ñëw plus tard waaye dafa ni si saa si lan koy daal di door te ni mu ko waxee woon ni noonu la amee déjà matériel beeg lépp ñëw na sunu xel dal na xam nañ ni door nañ ko te dinañ ko yeggale incha allah di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekk ko pour le bénéfice de ces apprenants là. Tivaouane liggéey bi nepp investissement ñeel groupe MC ñu ngi ko fa xayma ci ñaari téeméeri millions. Moustapha Sy Djamil ñu mës ko xamee sutura ak làqu ci lépp luy ay yëngoom
di rek dëggal kàddu yi ku tedd ki Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi daan wax ne donn sa baay donn sa jamono ko gën askan wi it delloo ko lool cofeelam ak yërmande gi ñuy rek ñaan sunu borom jàppale ko ci lépp luy liggéeyam ngir mu mën di taxaw bu baax askan wi di askan wu ko soxla lool